sant ko gërëm ko moom Pape Cheikh sant leen itam ci ànd beeg télévision Futur Média asalaamaaleykum xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu jot na bokk na li ci gën a fës fukki tuut tànk ak benn yi ñàkk seen bakken ca lakk ba amoon ca service néonatologie ba ca hôpital Mame Abdou ba ca Tivaouane tey jilee sage-femme beeg aide infirmière bi dañuy jàkkaarloog waat ak procureur bi syndicaliste yi xëy tey ca tribunal grande instance bu Thiès ngir jàppale leen rax ci dolli nag seen grève boobule daanaka ñu bëri topp nañ ko muy Thiès wala Tivaouane Seynabou Diène ñu teg ko juróom benn weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd mooy aide infirmière bi ne woon liir ba dafa faatu woon ci hôpital régional bu Kaolack te moo ne xale baa ngi doon dund. ba léegi ci xibaar yi tey jile épreuve physique yu baccalauréat yi ñi ko waroon a def dañ cee banque seeni yoxo ca centre bu lycée John Fitzgerald Kennedy proviseur bi daanaka sax moom moo ko yëgal candidat yi fa ñëwoon sakkan lool ñoom dañoo bëgg état bu Sénégal mu gaaw lijjanti ko laata ñuy am ab année blanche. ci wàllum cosaan ak aada biennale Dakar 2022 tey jile Ibou Diouf taxaw tuuti ci lii di Entrelacs benn série d'œuvres la bu artiste plasticien bii di Rodrigue Cabral mu di ab nit bu jaar ci art yu bëri lu ci mel ni hip hop danse waaye itam art plastique. wàllum tàggat yaram football Sadio Mané moom déggoon ak Bayern ci ab contrat diirum ñetti at média allemand bii di Sport Bild moom moo ko wax mu ne nag PSG daanaka proposé na lu ëpp la Bayern joxe dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ci kanam tuuti ci xibaaru tàggat yaram loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi grève bu ñetti fan bi syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale soobu ñu ngi koy wëyal ba léegi ca Thiès ak Tivaouane ginnaaw la xewoon semaine a ngi nii ca service néonatologie bu hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ba fukki liir ak benn ñàkk ci seen bakken ñoom agent de santé yooyu dem nañu sax ak mbooloo mu takku ca tribunal grande instance ba ca Thiès ngir jàppale seen mbokk yooyu muy ñaar ab sage-femme ak aide infirmière nga xam ne dañ leen di dégluwaat dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ci yeneen jataayu xibaar. fële ca Kaolack amoon na itam benn jumte bu amoon ci kuy liggéeyee foofule ba benn tout tànk ñàkkoon ci bakkenam ab assistante infirmière mi déclaré woon ni dafa faatu te moo ne mi ngi doon dund ba léegi moom nag tribunal grande instance bu Kaolack moom sage-femme boobule da koo teg daan juróom benn weer yoo xam ne du ko tëdd ci kaso bi moom Seynabou Diène nag liñ ko doon toppee bokk na ci mise en danger de la vie d'autrui ak tamit def liggéey boo xam ne santuñu la ko muy def certificat genre de mort te loolu médecin képp moom moo ko war a def kii di papay bébé bi nga xam ne nag dafa demoon doon kalaame yoon moom moo dindi woon plaintam aide infirmière bi kon délivré certificat boobule te amu ci woon sañ-sañ jamono ji liir bi doon dund ay waxtu ya ca topp sax la bébé jaari moomu mujjee ñàkk bakkenam li ñu nemmeeku ca Tiwaawan xewoon na fi bu ngeen di fàttaliku daaw fële ca Linguère muy kon ñaari yoon mu nekk lu doy waar ay liir di ci ñàkk seen bakken waaye boo moyul dina am beneen mbirit bu gën a garaaw bu am ci hôpitaux yi ki ko xamle mooy docteur Ibrahima Ndiaye moom dafay yëngatu ci wàllum équipement médicaux maanaam li ñuy soxla ci wàllum jumtukaay ci këru fajukaay yooyu le ndax nee na li ñuy duppee ay réactifs de laboratoire maanaam booy defay analyse wala lu ni mel niñ koy transporter wala bokk niñ koy yóbbee ca bërëb yi nekk na ci anam yu doy waar ba mën na indi musiba màbb kumba ci réew mi docteur Ibrahima Ndiaye moo doon ganu Infos Matin ñu déglu ko ak Chérif Dia. couveuse dafa am technologie tàkk lu jafe la ci moom. bu nekkee couveuse mais li ñu gis nag ci télé yi ak li ñu gis ci journaux yi ay berceau la matière bi weñ la ci ko plexiglas la donc loolu bu nekkee loolu la ñuy wax couveuse ñun dañuy wax on s'inscrit en porte-à-faux muy benn ñaar mooy couveuse technologie bi ci nekk du bàyyi dara appareil bi ci boobam bu dara xewee moom mooy envoyé alerte pour ñu xam day yuuxu day message ngay dégg ne am na lu xew donc tàkk-tàkk bu amee il faut que ñu xoolal saytuwaat bu baax bu ñu xoolee électricité bu ñu demee nañ xoolaat ndax appareil adéquat na ou pas. bombe bii di ñëw bii nekk ñëw mooy réactivatoire nan la nit mën a feebaree dem seet médecin mu saytu ko dafa am loo xam ne moom la ñuy def analyse muy réactif dafa am fu ñu koy conserver dafa am température bu muy nekk boo ko génnee foofu do principe actif day dee donc kooku boo ci defee analyse mënoo am résultat
loolu nag dañuy wax nañ ko saytu mais bu ñu koy saytu nañ ñu laaj ñu wax leen nu ñu koy defee parce que di yóbbu ay rek jëlee ko Dakar yóbbu ko Tamba dugal ko ci ay tuyau def ci glace amul njëriñ bu yeggee principe actif yi dee na di yóbbu réactif di ko dugal ci mbuus day rey principe actif yi kooku pour nga mën ko saytu da ngay ñi koy liggéey da ngay waxtaan ak ñoom mais da ngay jox doole direction laboratoire. ndaw yi nekk fële ca Mbour moom dañoo bëgg ab hôpital bu mucc ayib ca département bi ba tax na ñu ngi woo njiitu réew mi mu wàccoo ak digle ba mu fa amaloon ginnaaw ba ñu dajaloo ci benn collectif ab mbootaay kon ndaw ñooñu lee bokk na ci li ñuy naqaru bërëbu fajukaay yi nekk ca diwaanu Mbour nga xam ne dañuy jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yu bëree bëri ak màggetaay bi Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ca Mbour. ay poste de santé wala boog ay centre de santé yi nga xam ni dafa yàqu seen miir yi jagul bërëbu fajukaay yi nga xam ni sax dafa ñàkk ñu leen di faj département de Mbour mérité wul li ni mel. dama ne la tey lu xew Louga xew Tivaouane suñu deful nànk lu ko raw dina xew si yeneen hôpitaux yi parce que le mal est partout suñu hôpital yëpp a feebar comme ni ñu koy waxee donc notre système sanitaire est à terre. te patient bu nekk rek ci danger nga nekk actuellement. donte sax yàggul dara njiitu réew mi Macky Sall dafa diggee woon tabax ab hôpital niveau 3 ci département bu Mbour ndax jàpp nañ ni hôpital Thierno Mansour Baro am na lu bari li ci des. nañ jàppale ngir yàlla war a suul yi nañ jàppale askan bi ñu mun a faju askan bi laajuñu dara dañ ne suñu feebaree dem ci hôpital public ñu faj ñu loolu kese nañuy joytu depuis des mois ñu ngi koy joytu ñun waa askanu Mbour donc nag képp ku ñu mun a dégg képp ku ñu war a mun a jàppale. te di ko waxaat encore une fois le président de la République moom rek nañ yaakaar moom nañ jàpp ni que moom moo mun a intervenir directement sur ce problème là de l'hôpital de Mbour. Mbour waay di ñaax njiitu réew mi mu fexe li nga xam ne diggéewoon na ko mu doxal ko ndax Mbour mérito na am hôpital bu bees loolu rek ngir ñi nga xam ne dañuy feebar bañ a demati Thiès Kaolack Dakar ngir. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu ngi leen ko doon wax jafe-jafe yi ci jàng beeg njàngale mi xam ngeen ni SAEMS ak CUSEMS ñu ngi déroulé seen 11e plan d'action bokk na ci banque seeni yoxoo ci épreuve physique yu baccalauréat bi noonu lañ ko defee tey jilee ndax bañ demee ci benn centre bu ci mel ni lycée John Fitzgerald Kennedy candidat yi ñëw nañ waaye proviseur bi ci boppam moo leen yëgal ni kon duñ ko mën a def ñoom xale yi nag am nañu njàqare loolu ci at mile di ragal mu doon année blanche ba tax na ñu ne gouvernement bi na juboo ak jàngalekat yi reportage Mariam Ndiaye ak Alioune Diagne. épreuve EPS yi duñu mujjee am tey loolu mooy information bi proviseur u lycée John Fitzgerald Kennedy xamal candidat wu baccalauréat yi nga xam ni 7h30 lañ leen convoqué woon fi mu ne nii 9h weesu na ak tasub yaakaar la xale yi wone ci seeni xar kanam. jaaxal lañ trop. billaay wallaay. bac bi moom buñ ko reporté dañ ñuy rey ba ñu dee sax ndax suñu xel yi moom dafa soot on est là vraiment là. affiché wuñ fi dara. te professeurs yi tamit gisuñu leen fii ci lycée bii muy lu jaaxal ndongo yi. élèves yaa ngi nii am nañu ñibbi sax xamuñu mu demee noonu kenn waxuñu dara gisuñu prof ñaari prof lañu gis fii te état ba léegi gisuñu leen dañoo jógee ba jëbal 6 heures yéen ñu yeew ba léegi nii. ñun dañoo amatul sax lu ñu wax ndax dañu ñëw fii 7 heures 9 heures waxuñu ñu dara toog di ñu seetaan ñii di ñu romb gauche ñii di ñu romb droite policiers yi ñëw dem. yenn élèves yi nag xalaatuñu année blanche moo tax ñu bëgg ñi sekk njàng mi bàyyi leen xel bu baax ñoom ndongo yi. 9 mois ñooy jàng te état bi nii prof ñu ne vendredi bu Macky Sall waxul day def kii nu mu tee sax année blanche te loolu noonu du yoon quoi mu defee année blanche moom ñun moom gëmuñu déwén ndax est-ce que dinañ mun jàngaat quoi jàng dafa metti. président jury bi nag mi ngi ci lycée bi ak ñaari secrétaire am nee na mi ngi saytu bu baax li xew waaye nanguwul wax ak ñun ci suñuy caméra. mu delluwaat fële ca Thiès ak agent de santé yi dem ci tribunal grande instance ba ngir jàppale seen mbokk yi ñu fay déglu ginnaaw la xewoon fële ca Tivaouane dañuy dem fekk ji fa Cheikh Anta Diop. li ñu waxoon la ñu def ñetti fan yoo xamante ni dañuy dëddu poste de santé yi l'hôpital yi bërëbu fajukaay yi nekk ci diggante Thiès Mbour ak département bu Tivaouane fajkat yi ñoom ñëpp nag di geraw ñetti fan. ñetti fan yi yëpp dañuy grève li ko jur tamit moom mooy ba ñuy toogee defee toogaay ñaxtu dañoo daal di def benn réunion boo xam ne chefu syndicat région bi yëpp dañoo toog bi ñu waxee. xool situation bi ñu ne ñii kat il faut ñu yokk taxawaay bi ñu leen taxawu li ko waral mooy ba jëyee ji amee Sénégal yëpp xam nañ li xew
ñu ne justice lay def liggéeyam boobu ba léegi ñun ñu ngi toog jàpp suñu ñaambur ne justice na def liggéeyam enquêteurs yi nañ def seen liggéey woo nañ leen bu dul benn du ñaar dem nañu foofu def nañu reconstitution def nañu mais dañoo gis ne boobu ba léegi ñaari xale yu ndaw yi rek la ñu téye ci mbir mi ñu ne nag nañu taxaw parce que ñoom dañoo am mbokk nekkuñu ci mbedd bi dañoo nekk ci système bi te dañoo amal njariñ système bi dañ leen di taxaw. ñu gis ne ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès daanaka benn service liggéeyul ñëpp banque seen yoxoo. Aucun service ne fonctionne hormis les urgences bien entendu. hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. hôpital bi fi mu nekk wéet na wéetaay ak tekkaaral. loolee tax ñoom ñëpp ñu xëy sol ay blouse yu weex daje fii ci buntu tribunal bu Thiès ngir jàppale ñi nga xamante ne jamono yi ñu ngi jàkkaarloog procureur bi. am nañu droit suñuy ñoñ ñu taxaw ne dañ leen di taxawaw. ci loolu lañu nag buñ nee duñu dugg foofu ñi dañ taxaw ca wet ga. ñuy fàttali ko nag fukki tuut tànk ak benn di ay xale yu doog a juddu ñoom ñoo faatu ci lakk ci service néonatologie ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane. jërëjëf Cheikh Anta Diop ginnaaw wàllum wér-gu-yaram boobule ñu wax ci politique ginnaaw ba ñu publier liste candidat élection législative yi ñu nar a amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet at mi ñu nekk fële ca Ziguinchor ñoom askan wi daanaka xam nañu ñan ñoo bëgg kon teewal leen ci assemblée nationale ñu nemmeeku lu toll ci juróom ci ay coalition ñoom ñoo fa nar a samp seenub ndënd Ziguinchor Boubacar Diassi. L'ensemble des membres de la plateforme étaient venus. tey ñi bokk ci plateforme bi yëpp jot nañ na ñëw fii ci Bamako dajeek président Fodé Touré ngir mu gën ñu xamal li xew ci décision bi ñu jël sànq tamit jot nañ na dajeek ki nga xamante ni moom mooy premier ministre bi. jéggalu ci njumte boobule dañuy desandi ba léegi ci wàllum politique ak coalition Benno Bokk Yaakaar fële ci Rufisque boo moyul nag ñu tas ndax ndaw ña nee nañu dinañ def seen kéem kàttan ngir coalition bi ñàkk élection yi ñu dëgmal ndax dañoo gis ni dafa am ay responsable yu nekk ca département bi fulaaluñ leen weguñu leen ba tax na loolu merloo leen loolu Libaas Ndoy moom moo yore seen kàddu ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. yow la ñuy waxal directement élection législative yi ñu jëm su fekkee tey ndawu Benno Bokk Yaakaar bu département de Rufisque lépp lu ñuy laaj amuñu ko dañuy banque suñu loxo ci élection yi ñu jëm te loolu je pense que bu amee dina doon gàcce fii ci Rufisque et que ñu interpeller aussi le président Macky Sall que suñu leader yi fi nekk président dama jàpp ne leader yi sax nekkuñu di la liggéeyal. parce que tey jii nii booy liggéeyal président Macky Sall da nga war a wàcc sur le terrain waxtaan ak jeunesse Benno Bokk Yaakaar bi waxtaan ak population bi mais tey ñoom duñ ko def élection bu jotee lañ fiy ñëw lu ñu yor sànni ko fi bu ñu paree dem Dakar tëdd di nelaw wala ñu tëj seen téléphone ñun sax mënuñ ñun ñu nekk ak ñoom sax mënuñu leen woo ba daan ñuy jël programme bépp bu ñu teg pour luy doxal Tëngéej aussi ñu duñ ko fa gis. météo buñ ko dégloo mooy ren ji leen nawet bi ndox mi dina bari loolu ba tax ministre bi ñu dénk wàllum assainissement ak ndox mi dem na ci yenn diwaan yi ñu xamee ni dañuy faral di am mbënd ndox mi dafay taa lu bari département bu Pikine Guédiawaye ak Rufisque demoon nañu fa Serigne Mbaye Thiam nee na dina wuñ ci wut ay saafara lu ci mel ni fële ca Sangalkam ak Bambilor ak Rufisque Nord dinañ fa amal ay bassin yeneen diwaan yi tamit dinañ fa teg ay dispositif fileek ñuy lijjanti jafe-jafe yooyu ci wàllum ndox mi reportage Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. fan rek nawet bi daal di door ak ndox mu bëri mi nga xam ne nag njort na ne ren gi dina wàcc jëwriñ ci nga xam ne moom la ñu dénk wala assainissement nag daal di dem seeti bërëb yi nga xam ne dañuy faral nag di dund ay mbënd visite boobu nag daal di koy yóbbu ci département bu Tëngéej Pikine ak Guédiawaye foofa nag ginnaaw bi mu xoolee ne inondation mën na fee am jëwriñ ji nag di xam ne fii pexe yi nga xam ne nag jël nañu ko ngir daal di koy artu. cité Oasis te mu nekk fële ci Sangalkam gis nañu fa fi nga xam ne daaw préfet bi moom la defoon benn canal pour ndox mi di dem Lac Rose canal boobu wax nañu ñu étudier pour defaat ko bassin bi nga xam ne defoon nañ fa daaw mais def ko ci suufu nit suufu jàmbur wax nañu gouverneur ak préfet bi ñu ñaan jàmbur boobu mu mayaat ñu gas foofu bassin pour def ko loolu dana ko saafara suñu jëlee fi nga xam ne moom moo nekk këri suuf fële ci Bambilor aussi bi ñu fa demee gis nañ ne yoonu ndox bi ay kër ñoo fa nekk am na kër yoo xam ne yi bouché nañu yoonu ndox bi donc mu am saafara boo xam ne bii
du nekk saafara bu jàmp ci nawet bi parce que kër yooyu kenn mënu leen faa jëlee. ci route nationale bi jafe-jafe yi nga xam nag askan wi dañ koy jànkonteel léegi mu jeex ndax liggéey bi nga xam dañ ko fay amal ngir daal di fexe ba ndox mi du sonal nag askan wi nga xam nag ñoom ñoo dëkk si gox yu mel ne Jaksaaw ak Sicap Mbao daal di nekk si jàmm fu mel ne nag Tali Maam Jaara ñenn ci askan wi nag gëmuñu li nga xam ne nag moom la kilifa yi def ñoom ñi nag ñu ne naxe yi dafa war a daal di jeex ci visite bi nag bi muy jeex jëwriñ ji di xam ne munta wax ne mbënd du am ci biir réew mi wante ren ji nag bu dee am na gouvernement bi nag dina ci def lépp lu mu mën na. amul benn réew ci àddina bi ak benn jiitu réew ak ku mën a doon ku mën a wax ne garantir naa sama réew ne mbënd du fi am ba faw waaye jël nañu ay matukaay pour que mbënd bañ a am jël nañu ay matukaay pour su fekkee ne am na ay population askan yoo xam ne yi ñi ngi ci biir ndox nguur gi ñëw taxaw bi mu war a taxaw pour dindi leen ci ndox moomu. xamis nag département bu Kër Massar moom mooy dalal délégation bu ministre de l'assainissement et de l'eau. fii ci Ndakaaru rawatina Mamel démb la ñu teg doj wu njëkk usine bi nga xam ne moom mooy segg ndox bi ci géej gi dindi xorom si ngir ñu mën koo jëfandikoo ci teewaayu njiitu réew mi président Macky Sall mu rafetlu projet bi ñu dugal cim koom téeméer fanweer ak juróom-ñaari milliards dina tax ba Ndakaaru fii daanaka ñu ci bëri dootuñu amati ay jafe-jafe ci ndox mi ñuy jëfandikoo wala bokk mu wàññeeku lu bëree bëri. ñu dem fële ca Ndramé dimb ak benn këru diine la dëkku diine bu nekk ca commune bu Kër Maba foofu nag daanaka lu bëri dañ koo ñàkk amuñu ndox amuñu courant te moo ne at wu jot diwaan bi dafay dalal ay junniy taalibe yu ñëw foofu li ci ab ziara bu am ca diwaan boobu nekk ca département bu kon Nioro du ñàkk Pambay Diawo dina ci ànd ak ñun ci yeneen jotaayu xibaar. ministre bi ñu dénk wàllum biti réew muy Aïssata Tall Sall ak Union européenne ñoom door nañu benn waxtaan boo xam ne lañ ca namm rek mooy fexe ba gën a xóotal jokkalante bi diggante Sénégal ak réew yi fare foofule rawatina ci wàllum jënd ak jaay ci wàllum koom Aïssata Tall Sall lañ ci déglu ci micro Bintou Sarr ak Youssou Barou. peegul ñu jàll ci leneen muy wàllum cosaan ak aada xam ngeen ni Biennale Dakar 2022 mi ngi woy ba léegi file tey nag ñu taxaw ci lii di entre là nag benn trouvaille la maanaam lu bees lu artiste plasticien bii di Rodrigue Cabral taxawal ay œuvre yoo xam ne daf cee def yoo xam ne dañuy dugalante ni ko tur wi rek waxee Rodrigue Cabral moom xamee nañ ko bu baax a baax ci art bi ndax commencé woon na ci lu mel ni hip hop ci danse ñëw tàbbi ci lii di art plastique Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye dem nañu daje ak moom reportage. moom mi ngeen di gis def na rap wala hip hop doon na tamit ku bëgg fecc def na ko itam ngir des ci mel mu wéyal ko jaarale ko ci li nga xamante ne mooy peinture loolu sax la fësal tey duppee ko entrelac. ci français entrelacé waaw mooy ñaar wala entité yu bëri ñu doon benn quoi. ci peinture bi muy def boo ko seetloo lépp lu aju ci wàllu yëngu moo xam fecc ak leneen da ci am place lool rek di firndeel ni mu toll ci loole. yi ma tànn mooy danse sama liggéey da ngay gis danse lu bëri rythme dans la musique également. moyen d'expression la rek am li ngay wax am luy génn évoluer da ngay tàmmali ci lenn. après loolu yóbbu la feneen évolution la quoi. ay figure ak xeetu couleur yu bëri te wuute décor bi nag mu duppe ko entrelac mu gis ne dafa am solo lool ci doomu aadama bi. man maa ko tànn maa ko gis dafa ñëw won ma liggéeyam neex ma daal di que ni foog ma defaral la lu kii daal léegi liggéeyam moo di liggéeyu koo xam ni boo ko xoolee. presque ñëpp a ngi fecc ñëpp a ngi jaxasoo ñëpp a ngi fecc liggéey bu set la liggéey bu sell la. sama liggéey damay seet i artiste ñu neex ma exposé leen wala seen liggéey leex ma wala lenn mais li ma gën a bëgg sama xol mooy jeune artistes yi nga xam ni dañu soxla ñu téye leen ñu taxawu leen ñu may leen chance. Rodrigue Cabral ñu ne nag ku bëgg wàllu aar la li mu jot a def dafay fësal màggaay bi mu am ci wàllu aar rawatina li nga xamante ne mooy peinture
gannaaw hip hop ak fecc tey wane na beneen xarkanam loolee la duppe Entrelac mu jaarale ko ci wàllu art plastique la peinture. merci beaucoup Ibou Diouf xam ngeen ne lu mel ni France 24 ak RFI dañ leen a tëj fële ca Mali mbootaay bi ëmb régulateur audiovisuel yi nekk ci UEMOA ak ci Guinée Conakry ñoom dem nañu dajeek seen naataango ba ca Mali ngir mën a waxtaan président bu CNRA di Babacar Diagne nga xam ne daf ci dox tànk jàmm moom premier ministre ba Choguel Maïga recevoir na ko sax nag ñu waxtaan ci Babacar Diagne la ñuy déglu ci loolu nga xam ne ak seqoon nañ ko fa ci micro suñu naataango yu télévision nationale bu Mali. L'ensemble des membres de la plateforme étaient venus. tey ñi bokk ci plateforme bi yëpp jot nañ na ñëw fii ci Bamako dajeek président Fodé Touré ngir mu gën ñu xamal li xew ci décision bi ñu jël sànq tamit jot nañ na dajeek ki nga xamante ni moom mooy premier ministre bi di Choguel Maïga bi les visite nag wax dëgg indil nañu ay mbir yu am solo ndaxte dinañ fi jóge tey ak ay information yu leer. premier ministre bi daañuy encouragé ngir ñu gën a jëm kanam loolu waral nag fii ak ay semaine ñun ñëpp di leen taxaw xool naka la ñu mën a def ngir fexe ba suñu plateforme bi gën a jëm kanam ak ay saafara yi mu mën a indi ci li ñu jot a gis fii. Disons pour apporter des solutions globales à tout ce que nous avons constaté. jërëjëf léegi dañuy sóobu ci tàggat yaram ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. lay fay soxna Naata. ñu dooree ko mbirum Sadio Mané. Sadio Mané jamono ji nag turam fës na lool ci marché transfert bi fi mu nekk nii ay xibaar jib nañ ni déggoo na ak Bayern de Munich ci contrat ñetti at waaye média allemand bi. sport bi nag dafa ni Paris Saint-Germain dafa mel ni daf leen bëgg a suuf ndaxte dañoo proposé ñoom tamit salaire bu ëpp Sadio Mané ngir rek signé loo ko fële ca Paris Saint-Germain dañ ci teewlu Mamadou Ndiaye. transferu Sadio Mané beneen club bu taxaw fi mu ne nii fas yéene ko xëccoog Bayern Munich muy Paris Saint-Germain bu ñu sukkandikoo ci quotidien allemand bi di Sport Bild club bu capitale français bi fi mu ne nii taxaw temb ngir recruter attaquant Liverpool bi bu ñu sukkandikoo ba tey ci quotidien sportif bu allemand bi daanaka waa Paris Saint-Germain fësal nañ ni tamit ki nga xamante ne moo fay seen star di Kylian Mbappé taxaw na tamit am na bëgg-bëgg yéene dalal kii di Sadio Mané dossier Sadio Mané bi nga xam ne fi mu ne nii waa Bayern Munich ñoo ci taxaw temb ngir daal di koy recruter indi ko foofu ci Allemagne ngir mu remplacer seen attaquant bi di Robert Lewandowski mi nekk ci yoonu dem. ci waa Liverpool ñoom Sadio Mané benn at moo ko fa desee fi mu ne nii daanaka ñoom seen xel ñoom ñëpp jàpp nañ ni sénégalais bi fas yéene tu fa jouer waaye li ñu xamal club yi nga xam ne fi mu ne nii ñi ngi taxaw temm ngir recruter sénégalais bi moom it tamit nekk champion d'Afrique fi mu ne nii duñ ko jaayee lu yées 50 millions d'euros. Mamadou Ndiaye kon daal xibaar boobu ñu koy topp Sadio Mané jamono ji sax mi ngi regroupement équipe nationale xam naa dinañ ci ñëw ci kanam waaye ba léegi dañuy des ci marché transfert yi wax ci Paul Pogba moom nag jóge na définitivement Manchester United international français boobu nag nekk jamono ji ci fin de contrat fësal na ko ci Twitter moom milieu terrain bi nag nar dellu ca Juventus même si loolu officiel agul Juventus boobu sax fa la jóge woon dem fa juróomi at ci ginnaaw fa la jóge woon dem signé fële ca Manchester montant transfert bi passé woon na sax 100 millions d'euros mu nar a dellu si waat foofu ca Juventus gratuitement ñu wax ci équipe nationale bu Sénégal ñu ngi koy tudd sànq Sadio Mané moom rejoindre na groupe bi loolu démb ci ngoon la ko def pendant ce temps nag groupe bi ña nga doon entraîné démb ca maanaam stade annexe bi maanaam pelouse annexe bu stade Maître Abdoulaye Wade fa la ñu doon amal seen séance d'entraînement muy guleet ñu fa doon entraîné kii di Iliman Ndiaye nag bokk ci ñi nga xamee ni joueur yu bees la ci tanière bi di rafetlu état d'esprit bi nga xamee ni moom la fekk ci groupe bi kontaan loolu tamit ci convocation ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra. ci terrain annexe bi nekk ci wetu Dakar Arena ca Diamniadio la gaynde yi amalee seen ñaareeli entraînement dëgmal seen jongante ak Bénin ci samedi bi ñi bees ci équipe bi bokk ci Iliman Ndiaye kontaan ci seen intégration. mbégte laa am ndax maa ngi mel ne ku nekk ci sama famille pression awma ko benn yoon wante nag Sénégal ni mu nekkee champion d'Afrique loolu day doon ab ñaax ci ñun ngir ñu def kéem kàttan ba jëli yeneen ndam lu ci mel ne coupe du monde bi. kii di yëngu ca Sheffield United ca Angleterre
am mbébét indi wàllam ci collectifu gaynde yi. Je pense pas à la concurrence. concurrence xalaatuma ko benn yoon ñun ñu ngi nii équipe lañu ku ci nekk da ngay wone li nga mën bu fekkee ne woo nañ la. C'est juste se donner à fond quand on nous donne l'opportunité. ci li soxal ndorteelam ci football bu Afrique Iliman Ndiaye di xaar jongante yu metti. Ici en fait je pense ça va être rapide. jeu bi dina gaaw dina physique itam man lu ni mel tàmm naa ko dina doon match bu metti ndaxte sélection bu nekk dafa bëgg a dóor Sénégal dinañu waajal kon bu baax a baax. Essayer de nous battre mais nous on va se préparer bien. ñu jàppee ko renfort bu am solo ci équipe nationale bu Sénégal Iliman Ndiaye am na chance d'or ci biir réew mi. ginnaaw ndaje bi ak Bénin Sénégal mooy dalal itam ci ñaareelu bés ci bëgg-bëggu Rwanda bi muy dajeel bi nga xam ni amul stade bu CAF homologué. voilà Cheikh Sadibou Diarra gaynde yi dinañu amal seen beneen séance d'entraînement tey jii ci ngoon foofu ci stade ba Maître Abdoulaye Wade éliminatoire Coupe d'Afrique yooyu sax coup d'envoi bi tey la ndaxte am na ñetti match yoo xam ne dina am ci groupe E bi bokk na ci Angola ak Centrafrique bokk na ci tamit Ghana Madagascar groupe J bi Libye dina fa daje ak Botswana naata ñu jeexale ko ci barrage Coupe du Monde Europe fële ca maanaam zone Europe foofu nag dafa am jongante boo xamee ni diggante Ukraine ak Écosse tey jii ci ngoon lañ koy amal mais match boobu février lañ ko mois de mars plutôt lañ ko waroon a amal waaye li taxoon ñu dàq ko muy guerre bi nga xamee ni moo éclaté woon foofu ca Ukraine ba tax na tey jii nag la ko ukrainien door a tal dinañu dem daje ji Écosse foofu ca Écosse lañ koy jouer ki nga xamee ni nag moo fa gagné dina daje dina daje ak Pays de Galles nag ca Cardiff lañ koy jouer ki gagné match boobu dina mottali équipe yi nga xamee ni ñoom ñoo qualifié ca Coupe du Monde fële ca Qatar lay doon. merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw ci xibaar yi rendez-vous demain incha allah soobee yàlla jërëjëf léegi dañuy soobu ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. cirë ngeen jëf lakk ga woon ci hôpital Mame Abdou bu Tivaouane ba fukki liir ak benn ñàkk ci seen bakkan l'observateur xëy na di ñu ci xamal lu ñu bari umpale woon ubbil yéenekaay bi ñaari agent de santé yi ñu tëye ca yoon di sage-femme ba ñu naan ko Awa Diop ak aide infirmière ba ñu naan ko Kumba Mbóoj la ñuy wax alkaati diggee ba ñu leen di enquête su naan l'observateur xëy na di ñu ko yeggee ba dañu xamal ne ñoom ñaar ñëpp weddi nañu tuuma yu ñu leen teg mu di bàyyi xale mu wét ci barab bu ñu ko war a wéttalee délaissement d'enfant dans un lieu solitaire sage-femme bi di Awa Diop xamal na enquêteurs yi ne xale yi soog a juddu am benn fan ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñoom ñooy nekk néonatologue si mu ne bésub keroog guddi gi jëyee ji amee ñun ñoo leen doon surveiller wane dañoo toog di waxtaan ba mu yàgg dégg luy fet-fete ci lañ demee xooli ko gis ne fiili courant yi la fa ñu taxawee di xool lan laak na ñuy def fa la ñu jekkee-jekk dégg lu explosé salle bi di tàkk saxaar si di jolee fu nekk mu ne ca laa dawee songi extincteur yi ñu wekkoon ci couloir yi waaye mënuma leen woon a manipuler mu ne ti jéem naa sauver liir yi ndax bi ma leen gisee mu tëdd dafa mel ne samay doomi bopp laa gis ñu tëdd waaye mënuma ci woon dara ndax su ma continuer woon sama bakkana cay des ca laa ko yëgalee Cheikh Diop mi directeur ressources humaines bu hôpital bi Kumba Mbóoj di aide infirmière bi moom it l'observateur nee nañu daanaka loolee la wax enquêteurs yi nee na leen bi ma déggee télé ji ci laa jóg daw dem xooli li xew gis na salle baa ngay tàkk mu wutali extincteurs yi mais malheureusement doxuñu woon aide infirmière bi di Kumba Mbóoj ne jot nañoo génnee ñetti liir ci biir lakk gi kenn ki génne waalewul ak bakkan waaye ñaari ñoom ñoo ngi doon dund bi ñu leen bëggee évacuer yóbbu leen hôpitalub Thiès ca la ñu faatoo ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaari agent de santé yëpp di Awa Diop ak Kumba Mbóoj l'observateur nee nañu déféré woon nañu leen démb ca tribunal bu Kees waaye jotuñu gisee ak procureur bi fa la ñu toog ba ay boori 18 heures ci lañ leen def retour de parquet delloowaat leen police bu Tivaouane bés bi le jour nañu am nay syndicat yu jaboote ay fajkat ci réew mi daanaka xar suuf si dugg ci rek moo leen deseen ndax di naqar lu ñuy def seen ñaari nattaango yi waa SUTSAS tàmbali nañu grève ñetti fan ci hôpital yu Kees yi rapport bi waa COSEOL def di wax ne ab coupe-circuit moo taal hôpital ba moo tax ñu ne nañu ci keccat agent de santé yi ba ñu set wecc ndax ñoom ay fajkat lañu duñu ay électricien courant substitut procureur bu Kees day xumbala ko fuura la ko xuppaate Yéri Camara secrétaire général bu SAMES moo ko wax ci xët mu njëkk journal bés bi le jour journal Direct News yi moom li ko jaaxal nee nañu moo di lu tax ñu wàcc Abdoulaye Diouf Sarr dàq ko ndax li xewoon ci hôpital bu Tivaouane ba pare jël docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye def ko ministre de la santé mel ne dañoo fàtte ne lu ñu toppi Abdoulaye Diouf Sarr ba wàccee ko rek wàccul docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ndax même équipe bi la woon Mbaalo Jo Caam di ñu wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne lu fi Diouf Sarr def rek moo Khemesse a ko bokk normalement ku fóotal mbëtt war a mën a roccil bar ñu roccee ko dem ci beneen yéenekaay mu di Soleil national moom it wàllu santé la xëye ba dañu wax ne ginnaaw li xewoon ci hôpital bu Kaolack ginnaaw li xewoon ci hôpital bu Linguère ginnaaw li xewoon bu yàggul ci hôpital bu Tivaouane moo waral lu mat fanweeri expert di ay kàngam ci wàllu santé daje càmbar biir ak biti doxinu l'hôpital réew mi ba génnee ci xalaat yoo xam ne jàpp nañu ne bu ñu ci jàppee
jàppee pàcc mi dina gën a jàppandi ci réew mi quotidien Walf Quotidien Sud Quotidien Le Témoin L'As Tribune ak Vox Populi ñoom ñëpp li ñu xëyee moo di coowal liste candidature yu Benno Bokk Yaakaar ak yu Yewwi yi waa direction générale des élections ne irrecevable la si nekk bind ne guerre de recours moo am ci réew mi ndax waa Benno ak waa Yewwi ku ci nekk def nga sab recours ca conseil constitutionnel ngir bëgg juróom-ñaari juge ya fa nekk delloo leen li leen waa ministère de l'intérieur bëgg a xañ Vox Populi nañu recours yaa ngi taw loolook loolu ca conseil constitutionnel Sud Quotidien jàpp ne conseil constitutionnel mooy sànni tàccu gi mooy sens bu mujj bi ci ñi ñu invalider seeni liste candidature liste nationale bu Yewwi Askan Wi ñu rejeté ca direction générale des élections Walf Quotidien li mu ci gis moo di kawo bu ñu tàmbali jëmbat te bu jebbee du jur jàmm ci réew mi Le Témoin mel ni ku naan ko boo bëggee dégg dëgg rek jamono ji jàmmi réew mi ngi wékkee ca loosu juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel le mandat ne ko lu ñuy def rek nañu ci gaaw journal bi bind na réewum Sénégal ak fi mu tollu tembe tàkk lu ko yomb la yi fi dajaloo moo bari scandale ci kaw scandale dund gi mitti nit ñi jaaxle sécurité bi matul hôpital yi di lore ka ray politiciens yi ñëw bëgg a yokk ci xar mi karaw ak ay defante di affrontement yu ñuy waajal réew mi mel ne sabar gu tas sàccum dënd yomb na waaye lay ëlëm mooy fooy toog ba tëgg ko waa ji ñu ne moo sàccoon xaalisu député Farba Ngom xaalis bu toll ci $1 milliard bu manqué 890 millions exactement source wa nee nañu jàpp nañu ko Duudu Jaw la tudd moo ne woon garde corps Farba Ngom moo ne woon it ab chauffeuram dafa dawoon waaye li tax mu ñëw moo di gaañi dañoo dem jëli jabaram jëli ab gorom 890 millions yi ñu koy tuumaal ne moom la sàccee kër Farba Ngom waa ji nee na li mu jël mattu loolu 300 millions kese la jël mi ngi tuumaal it benn xaritam boo xam ne nee na dafa jël ci xaalis bi 160 millions daw ak moom waa ji di Duudu Jaw dolli na ci ne fukki junni ak ñaar di 60 000 francs CFA la ñu ko doon fay affaire yi dëgër ci moom moo tax mu ñand Farba Ngom. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam yéen ñi àndoon ak ñun rédaction bi di leen dig daje incha allah à partir de 19h ci kanam tuuti di ngeen woy ak Pape Cheikh Diallo ci Midi Plus ma dig leen daje à partir de 6h30 demain incha allah ci matinal bi di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.